fay. ñu bàyyi nga présenté wu ak suñu internet yi. waaw jërëjëf maa ngi kontaan ci seen invitation bi di nuyu nag internet yi yëpp nag te xam naa ne am na ñu ci bare ñoo xamee ne xam nañ ma man nag astrologue laa psychologue laa doon d'abord parce que dama nekkoon na France jàng université de Paris ak université Vincennes Paris 8 jóge fa dem université de Villetaneuse bon daal di def benn formation classique de psychosociologue du travail après ci loolu ma daal di dugg nag un peu ci sama biir curiosité ak sama thème de mémoire yi ma doon defar alors loolu moo tax ma daal di dugg ci sama ay gëstu parce que thème bi c'était bureaucratie ak société de consommation te loolu moo ma indi nag ba nga xamee ne ma rencontré nag les gens du Grand Orient de France nekk nag comme li ngeen di wax les francs-maçons yooyu ma dem liggéeyi foofu ci ñoom parce que ci législation française bi ñoom association lañ à but non lucratif dégg nga loi 1901 mais association am na possibilité ubbi ay institution ubbi ay administration yoo xamee ne mun nga fa liggéey ñu lay fay sans pour autant yow ci sa bopp nga daal di nekk nga adhéré ci association bi donc ci biir loolu nag di gëstu ci laa jógee nag ba nga xamee ne dellu si naa Sénégal ma bëggoon na nag jël samay compétences pour spécialiser wu ci les jeunes sortis du système scolaire à la recherche d'un premier emploi ma waxtaan ak gouvernement bi pour jéem a teg ay stratégie mais politiciens yi comme léegi nag sénégalais yaa ngi soog a xam ne politiciens yi vraiment ils sont nuisibles ñu yàq ko dégg nga ba nga xamee ne xëy mi sooxe Sénégal mais ba léegi c'est ay possibilité la yoo xamee ne mun nañ ko jël teg ay stratégie yoo xamee ne bés bu gouvernement bi amoon volonté pour que liggéey bi taxaw bon en une journée on peut ouvrir une centaine une perspective d'emploi yoo xamee ne day jaar par une formation professionnelle de qualification d'orientation ak d'insertion sociale yoo xamee ne kooku il faut que nga am un peu nag ci dara ci sa bopp pour nga mun ko xam alors mais am na nag ñuy nekk di waxtaan ci suuf pour essayer un tout petit peu jéem a def la jonction mais ci biir loolu nag bi nga xamee ne politiciens yi commencé nañ ma sonal ma ne leen je vais faire lu benn sénégalais mënul mooy astrologie bi dégg nga daal di ñëw nag indi Sénégal les voyances en direct dans les bandes FM waaw créé ko di ko def ba nga xamee ne am naa ci bon une expérience dem ci ba Mauritanie dégg nga ñuy déglu rajo Sénégal International dégg nga di ma invité foofu ci rajo télévision mauritanienne alors ñi nga xamee ne nag ñu ngi taxaw di wax naan seet dafa araam ma daal di leen opposé nag que ne yàlla ci boppam moo wax ne su ngeen gisul lu ngeen xam ngeen xool ci biddéew yi pour que ngeen mun a orienté wu ci biir géej gi dans les mers pour décortiquer un tout petit peu les différents messages yi nga xamee ne moom lay passer à travers les étoiles voilà loolu moo indi ñu daal di teg ci may nekk nag affaire bi di ñëw ba nga xamee ne ñu daal di gisati que ne même ñi nga xamee ne dañuy taxaw ne dañuy defal l'islam bi ñu daal di gis ne li ci ëpp téere bi nga xamee ne moom la ñuy wax alxuraan li ñuy wax ci li nekk ci biir téere bi barewul waaye li ñuy raconter histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a bare ba nga xamee ne li ci ëpp booy wax nit ki di ko wax waxu yonent yàlla Muhammad dina la déglu mais su paree xol ba mu war a am pour am yërmande aimez-vous les uns les autres ni ko yàlla waxee ci alxuraan dafay xaw a des waaw
loolu daal mooy li nga xamee ne moom laay jox internautes yeeg yooyu bu fekkee ne am na ci nag ñoo bëgg gëstu kii bi. am na solo introduction bi am na solo bu ñu dellu si waatee si biir wax yaa ngi ne astrologue la. astrologue boobu est-ce que si ñaari baat yu gàtt nan nga ko mën a tënkalee pour nga xamante ne nit ñi gën ko comprendre lan mooy astrologie. waaw astrologie moo di que ne li nga xamee ne moom la biddéew bi di yokk ci développement nit ki en d'autres termes moo di que ne boo dee da ngay dégg toujours ñu lay wax astronomie mooy science bi nga xamee ne mooy science su biddéew bi di la wax ne la comme par exemple tey jii niñ nekkee ci kaw suuf ñu ne kii góor la kii jigéen la astronomie mooy def loolu moo koy tax a jóg mooy melokaanu biddéew bi taxawaayam ak fi jëmmam ak composition am noonu ñu koy étudier mooy li nga xamee ne moo di astronomie. astrologie nag mooy biddéew bi la ban impact lay am ci li nga xamee ne moom mooy suñu dund suñu développement suñu évolution ak suñu vieillissement yi nga xamee ne moom la ñu am ak temps bi ñuy def ci kaw suuf ndaxte yàlla dafa ne dama sàkk taxale asamaan ak suuf après ma daal di jël li nga xamee ne moo di dund bi mooy air bi ak oxygène yeeg yi ñuy xam ne la ñuy kii ma defar ko ba nga xamee ne yéen di ngeen mën a noyyi lu yàgg ci kaw suuf ma jël dund bi la vie def ko dans l'eau alors ce qui fait que en d'autres termes soo xoolee ni nga xamee ne noonu la yàlla tëralee cycle weer wi da ngay gis ne dafay am toujours nouvelle lune pleine lune dégg nga am éclipse dégg nga phase yooyu di am durant les 29 jours 12 heures 44 secondes bi nga xamee ne le cycle lune bi noonu lay doxee ci biir loolu day am toujours ay phénomènes yoo xamee ne jigéen ñi ñoo koy gën a gis te dañ lay wax ne la en pleine lune c'est pas conseillé pour que nga def ay opération chirurgicale parce que deret dafay gën a bare si ngeen di def seen menstru yooyu dafay gën a sang bi dafay gën a bare te seen karaw yi dafay gën a dëgër gros grain des trucs comme ça ainsi de suite boo xoolee ci lune bi rek da ngay gis que ne toujours dafay am ay changement ci ni nga xamee ne rek noonu ngay taxawee dégg nga te en d'autres termes bu fekkee ne gis nga ku feebar tëdd ñu tëj ko ci néeg da ngay gis boo yeewoo rek ñu ne la ubbil naaj bi dugg nga gis nga régénéré wu. Le soleil moom mooy en astrologie moom mooy yore l'énergie la lune moom ñun ci suñu biddéew toutes les 2 heures da ngay gis weer wi day ñëw ci suñu biddéew yi daal di ko yëngal tuuti dégg nga daal di dem yoonam di changer di kii ak yooyu parce que astre yëpp bi yàlla taxalee asamaan ak suuf dafa def que ni gis nga kii bi weer wi daf ko wax ne ko muy wër suuf si kii bi naka la tuddati jant bi di wër ci orbite bu ko yàlla jox mais ñoom ñëpp nag dañuy wër jant bi te ñaari biddéew rek lañ mën a calculer ci kaw asamaan bi mooy weer wi ak suuf si kooku yàlla daf ko wax ci alxuraan ba mu leer dégg nga pour répondre à ta question moo di que ni astrologie moo di biddéew bi ban développement la ci nit ki lay jëriñ ci nit ki loolu mooy astrologie seet nag gisaane mooy di def ay prévisions dans le temps hypothétique dans le temps ce qui veut dire que mun nga def sa seet waaye seet bi mun na bañ a am moo tax ma ne moom mooy prévision hypothétique dégg nga dans le temps boo xamee ne da ngay def prévision dans le temps comme ça donc loolu mooy différence su astronomie astrologie ak voyance. donc ci sa biir waxtaan aussi monsieur Fall yaa ngi wax ni fréquenté nga waa Jean Orient mu mel ni dafa xaw a jege ci lu ñu wax wàllu franc-maçon. donc est-ce que mën nga dellu si waat ci loolu sa diggante ak gis-gis bi gën a ñi di amee ak yow taxawaay bi nga taxaw fii ci Sénégal. waaw dinaa sawar a tontu torop ci sa question bi parce que coow li dafa bare ci affaire u franc-maçon
parce que su fekkee ne dañuy waxante dëgg rek moo di képp ku lay wax waxu franc-maçon nii te bokkoo ci xamoo li ngay wax lan la ay supposition la rek ak ay information yoo xamee ne yaa ngi koy gis ñu ngi koy def ci net bi naan la franc-maçon nii la franc-maçon nii la ñuy commencer franc-maçon fii ngay jaar mais franc-maçon ci boppam soo demee balaa nga koy mën a xam dëgg il faut que nga dugg ci biir nekk franc-maçon par conviction parce que franc-maçon lu ñu lay jàngal la comme ni nga xamee ne noonu lañ lay jàngalee sa diine donc dañ lay initier ci ay dogme yoo xamee ne boo xoolee ba xool dafa nekk ci loo xamee ne franc-maçon diine yu jëkk ya ca Égypte ak au-delà yi nga xamee ne ñoo jëkk am moom la franc-maçon moom la franc-maçon yi ñoom la ñuy nekk di leen jaamu di jaamu Satan Iblis niñ koy jaamoo moo di que ne gis nga boo xoolee ñoom sax seen composition ah seen ni ñu composé woo ci seen kii yi ci seen loge yooyu da ngay gis que ne y a 33 membres te boo xoolee 33 boobu moom dafa nekk la moitié du chiffre 66 qui est Allah te booy baqiyaatu da ngay def 33 subhanallah alhamdulilah yu mel noonu voilà donc chiffre 33 boobu mooy moitié wu 66 nekk Allah alors donc loolu ngay gis noonu yëpp ñoom ci seen bopp niñ leen di initier ba nga xamee ne parfois day am sax ci li nga xamee ne moom mooy initiation yeeg yu mel noonu dafay am des sacrifices nee nañu ay sacrifices humains mais gis am na ñoo xam ne ñuy génn ne dem naa ci génnaat ci nii lañ koy defee bon mais foofu la mbir ma yem mais li nga xamee ne moom moo leer ñu lay wax franc-maçon égal góor jigéen c'est faux c'est faux góor jigéen ñi dañu nekk góor jigéen ñi franc-maçon yi nekk seen franc-maçon xam nga niñ ci gaawee noonu catholique yi ci boppam ba mu amee benn labbe bu ci bëgg a dugg le pape François dafa ne mënuloo gëm yàlla ba pare di nekk franc-maçon donc xam nga dafa régler affaire u musulman yi te ba tey fatwa musulman yi dégg goo benn église wala benn mosquée bu dul université Al-Azhar bu nekk Égypte bu daal di ne on ne peut pas être musulman et franc-maçon parce que les francs-maçons ay secte association initiatique la dañu lay initier Arabie Saoudite en 78 juillet 78 interdire na ay réunion Rotary Club ak kile ak Lions Club dégg nga interdire ko en Arabie Saoudite donc ce qui veut dire que mënoo gëm yàlla di nekk franc-maçon waaw kooku moom lu leer la mais franc-maçon fi mu jógee c'était au XVIIIe siècle bi nga xamee ne machinisme beeg yooyu commencé na ak yu mel noonu léegi les patrons yi nga xamee ne ñu ngi woon ak surproduction 19e siècle boobu ci lañ dem seeti ji Louis XIV ne ko dañuy européens yi parce que dafa amoon un surplus de production yi nga xam ne moom ngay dégg Europe ak yu mel noonu ñu daal di ne dañ bëgg a liggéeyu nekk ci benn association boo xamee ne dina indi li nga xamee ne moo di bokk intérêt pour mieux faire face à ces difficultés là fekk amoon na en Angleterre amoon na aussi des loges maçonniques bi nga xamee ne moo jiitu mu nga woon foofu toujours inspiration bi nekk ci les vieilles religions d'Égypte yi nga xamee ne moom la ñu importé d'Orient du Moyen-Orient ak Orient indi ko teg ko dégg nga gaa ñi nekk foofu ba nga xamee ne di nga dem ba ci gaa yi nga xamee ne ñu ngi nekk fële ci ak bi bu loge New York beeg yéegu mel noonu donc yooyu yëpp daal nekk ci li nga xamee ne franc-maçon yàlla
waxul kenn gis nga lislaamu yàlla bi moom moo koy défendre boppam. ñii yëpp da nga leen di gis ñoom ñëpp ñuy yuuxu léegi déggati nga ko wax a waxu franc-maçon fàtte nañu ko. xam nga yàlla bu xoolee sax Sénégal day tàyyi parce que day gis gaa ñi yuuxu ba si yàgg mu ne mais ñii da ngay waaru quoi ah. waaw loolu jàpp naa ne sa domaine la. Sénégal ñu ngi ci at mi ñu toll. waaw wàllu politique économique social yow ban gis-gis nga am en tant que astrologue wala ki nga xamante ne dafa nekk ci wàllu gisaane lan nga gis jamono ji ñu toll ci domaine yooyu. waaw xam nga ci wàllu gisaane il faut que nga remonter à 2008 xam nga 2008 pour que nit ñi mun a comprendre li nga xamee ne moom mooy affaire gisaane ak biddéew yi moo di que ne léeg-léeg toujours da ngeen di dégg ñuy wax ne sa biddéew dañ ko bind ci ndox ak dañ ko bind ci ngelaw li walla ci ndox meeg feu beeg yéeg yu mel noonu ainsi de suite te biddéew yi ci kaw asamaan dafa am ñaari façon biddéew dafa am biddéew yu gaaw yu xarañ ak biddéew yoo xamee ne dañu yéex dañu mel ni ñuy nelaw biddéew yooyu nag bi nga xamee ne ñoom ñoo 2008 jot na dañu biddéew yi nga xamee ne dañ nekkoon ci signe yi nga xamee ne dañ leen defoon dañ nekkoon ci ay signe safara ak yooyu dañu duggaat ci beneen ère boobu ñu duggaat noonu mooy ère bi nga xamee ne moom moo indi ère onde de choc yi nga xamee ne des changements brusques yi nga xamee ne ñoom ñoo nekkoon depuis 2008 dégg nga gis nga 2008 ak léegi ça fait que ñaata année ça fait 13 ans 12 ans 13 ans à peu près te biddéew yooyu bu ñu jógee ba déplacé wu ba dugg ci yeneen biddéew yi nga xamee ne dañu nekk ci ay biddéew yoo xam ne dañ leen bind ci ndox wala ñu bind leen ci safara dañuy def ay phénomènes yoo xamee ne da ngay gis phénomènes yu bees soo xoolee 2008 ba léegi da ngay gis ci conscience collective bi nit ñi dañ naan bëgg naa 4x4 bu rafet bëgg naa jabar ju rafet bëgg naa mel ni kii dama bëgg kii man daal damay jóg daal di kii nga gis sëy yi di commencer di gën a tas parce que fi mu nekk nii nit ñi amatuñu patience su toog xaar kii ak yooyu jigéen ñi ñoom it ñu ngi dem ba nga xamee ne ñu ngi bëgg a weddi li nga xamee ne moom mooy seen valeur yi nga xamee ne moo doon def pour accouplement bi pour multiplication ci biir kii bi parce que conformisme bi ak nu mu tuddati les sensations personnelles ak les changements brusques doom juy tëdd ak yaayam doom buy wër yaayam walla frère am walla sœur am ngay gis des changements brusques yoo xamee ne ki loolu ngay gis muy am plus les accidents yi nga doon gis que ni ñu ngi am ak phénomènes yi nga xamee ne ça dépasse l'entendement donc nga gis aussi que ne nit ñi dégg nga daal di commencer loolu du leen déranger sax quoi dañ naa wax. carte mooy fal carte mooy fol lii dootuñu teg seen bakkan ci télé beeg yooyu parce que li fi jotoon jaar ñoom am nañ ci ay leçons est-ce que du loolu moo tax nit ñi xaw a toog xam nga daal di jël beneen façon combat. man li ma lay bëgg a wax nii boo xoolee analyse politique bu Sénégal réaction nit ñi c'est réaction de sensation la yo comme noonu ñuy wax téelal seen carte nii kii ak yooyu. di nga ci gis ku téye kartam ba war a dugal ci affaire bi daal di ne xaaral ma dugalal ko Macky Sall mais parce que la fonction de voter ak le devoir de voter ak le sens du vote yaa ngi dégg on est démocratique mais amuñu culture bi amuñu éducation bi ci war parce que toujours
y a quelqu'un bu yore ay t-shirt ak ay Lagos ak ay kilo ceeb yu mu lay mën a jox nga daal di yaakaar ne dina la ko mën a jox, wala nga nekk ci benn ndóol boo xamee ne da ngay jékki-jékki le gars il s'amène, il te dit bon de toute façon tous les mois mu jox la 200 000 300 000 ay yooyu, nga jékki-jékki mu ne la jëlal oto bi nga koy dawal rek nga changé. Donc ce qui veut dire que c'est la course qui est alimentaire, c'est le vote alimentaire qui prédomine ba tey. moo tax gis nga tous ces leaders là comme les genre Abdoul Mbaye kii ak ñi nga xamee ne ñu ngi jéem a fexe pour éduquer les gens ci ne dafa faut s'investir des trucs comme ça, dégg nga dafa am ñu bare ñoo xamee ne ba ñuy dugg si dégg nga di génn ci parti socialiste comme ñoom genre ñas yi ngay gis ni, dégg nga yooyu lañ doon prôné ba si yàgg jékki-jékki taxaw dégg nga di financer seen kii ni ñoom moom affaire yeeg yeeg mel noonu. Donc doo am benn implication nga xamee ne leader bi ci boppam dafa naan damay nekk ministre ba pare soog a jël nit kii bi ni, xam nga loolu mooy kile bi. Donc ce qui fait que ci biir loolu yëpp bokk na ci li nga xamee ne rek moom mooy li ñuy faral di baare ci situation yi ñuy dund maintenant. waaw bon ci biir sa question bi ma revenir ci biir question bi parce que kii bi dafa vaste, parce que benn question bi nga jël yëpp c'est l'objet. boo demee ci net bi da ngay gis ne dañ ko développé avec des heures. Alors léegi nag bi nga xamee ne 2008 jot na ñu jóge ci ay signes de ay planètes yi jóge ci ay signes de feu. Planètes yooyu dinaa la ko limal, dañuy jóg nag planètes yooyu daal di dellu si ñiy dugg ci ay signes de terre. nga mel ni comme par exemple am na benn boo xamee ne moom mooy question bi nga may laaj ni, et ça fait 10 jours la affaire bi la ñu changé air. xaw ma lan moo la indi ba mais air boobu ñu nekkoon 2002 2008 noonu, ça fait 10 jours ci la ñu changé air bi ñu changé nii nag dinaan kontaan ci tontu sa question bi parce que xam naa ne yaa ngi xaar lan la kii bi def, lan la changement bi def. léegi ñoom ñu ngi woon Pluton dafa demoon ci Capricorne. Pluton mooy bi nga xamee ne moom mooy presque le roi des planètes, c'est vraiment moom la ñuy wax les géants, moom lañ mujjee gis, dégg nga moom mu ngi nekk à 200, moom il fait 250 ans pour def le tour du soleil. Donc c'est le plus éloigné, moom lañ mujjee gis ay 1935 ak yu mel noonu lañ ko découvrir, dégg nga moom c'est lui qui fait le signe de l'argent, moom la ñuy wax ne c'est la planète qui constipe. C'est la planète de la mort, dégg nga c'est la planète de l'argent. ñëw ci Capricorne nga xamee ne bon c'est un signe boo xamee ne qui est un peu rebelle, dégg nga Uranus nekk une planète lente, xam nga waxoon naa leen dafa am planète rapide. Mars boobu ngay dégg le dieu de la guerre, kooku mooy planète rapide la moom. waaw donc ce qui fait que bu ñëwee ba Uranus nekk au Bélier. Le Bélier xam nga moom kooku dafa nekk planète boo xamee ne il est belliqueux et tout ça, c'est le bien-être, la santé, l'argent ak yooyu. ñoom nag planète yu gaaw yooyu bu ñu dugg see ci planète lente yooyu dañuy amplifier seen influence. moom mooy tax nit ñi la conscience collective di jaxasoo, ngay gis phénomène yi nga doon gis, tremblement de terre yi, catastrophe naturelle yeeg yu mel noonu, dégg nga di déteindre bay yegsi ci ère bi nga xamee ne moom la ñu nekk ni mooy ère humanité bi nga xamee ne le 18 mai bii passé ci la Uranus jóge yegsi ci la yegsi dugg si en taureau, daal di gis nag que le discours commence à changer. On va se liguer, on va faire des associations, on va être aimez-vous les uns les autres, noppi leen bu leen def guerre bi kaay leen ñu kii ak yooyu ba ci les accords de King ak Trump hier soir nga gis yooyu yëpp planète d'apaisement ñi nga xamee ne ñu ngi jéem a fexe di toppatoo l'être humain di ko di jéem a nag fexe pour
daal di revaloriser les relations humaines te nga xamee ne ñun dañ ci waroon a gaaw pour parce que dañu juddu ci difficultés yi ñu doon gis noonu yëpp ñun on avait des valeurs de relations humaines boo xamee ne parent dafay yar doom pour ëllëg su màggee doom ji dundal ko far nag léegi on est les plus nuls parce que ci diggante bi daf ci am des imposteurs qui ont essayé un peu de se gaver dégg nga daal di ñoo taxaw utiliser les religions les paramètres sociaux yi nga xamee ne ñoo taxaw comme les religions machin des trucs comme ça au niveau du Sénégal hein waaw da nga daal di ñëw nag taxaw ne la non bul def lii kii yeeg yu mel noonu fekk ñu ngi jaar ci suuf di kii yeeg yu mel noonu dégg nga ba pare dugal ñu ci ay gaam yoo xamee ne dégg nga ñu fàtte le développement. D'accord donc si sa biir wax mën nañu jàpp ni que changement air bi xel mën na dal que ni léegi jàmm dina dellu si nit ñi dinañ gën a solidaire dinañ gën a jàppante ba li nga xamante ne fa la ñu bëgg dëkk ba yegg mu yegg foofu noonu. ba léegi ñuy des si yow ci biir politique la ñuy des. waaw te gisoon nañ ci suñu ay gëstu may nañu. nga ni woon bu xasee ba am benn mandat bu 7 ans rek day amaat beneen. ñu gisoon aussi ci emprisonnement Karim Wade. nga ni ala kenn mënul tax ba Karim Wade dugg prison boobu yaa ngi ko doon wax en 2013. nga ni parce que entachement bi amoon chiffre est-ce que mën nga dellu si waat ci yooyu noonu nga wax ñu lan moo taxoon nga wax loolu. Bon en fait Karim Wade li taxoon moo wax loolu moo di que ni en 2009 dañ doon Fort Gnassingbé au Togo dañu papa ji dafa gaañu mu dugg ci biir mu jël pouvoir bi gaañi ne ko yuub mu daal di ne Ablaye Wade woo ko ba ko Ablaye Wade wooyee ñu daal di xëy suba dégg nga mu ñëw fi mu ne ko non bàyyil pouvoir beeg yeeg yu mel noonu dévolution monarchique beeg yeeg yu mel noonu ainsi de suite woo ko mu ñëw fi Dakar xam nga boobu na voilà yaa ngi koy fàttaliku. ma daal di ne ñu interviewé ci journal L'Observateur bañ may interviewé ci journal L'Observateur ne ma ñanay nekk président de la République fii ñana mun a nekk président de la République ma ne leen fii ñi fi mun a nekk président de la République mooy Mamadou Lamine Diallo bu tekki kii Abdoulaye Bamba Dièye ma def allusion ci la dame de fer là bi nekk université Sidibé Amsatou Sow Sidibé ak kile ak nu mu tuddati Macky Sall ci biir ñoom ñëpp seen étoile présidentiable yi taxawoon ak yeeg yooyu il y avait Macky Sall qui était le président bi nga xamee ne quand su fekkoon ne élire nañ ko day am toujours une tendance à ce que ñuy bëgg a foqati pouvoir bi pendant la durée de son mandat loolu moo tax ci biir gëstu yooyu nga doon gëstu nga daal di gis ne su ma bu defee 7 ans yi rek ci lay mun a am une longévité pour mun a taxaw prétendre à un autre mandat parce que ca commencement ba d'ailleurs tout à l'heure dinaa la woon le journal hein ak fi ma wax yooyu en juillet 2009 le 24 juillet 2009 alors bi ñu defee kii bi ba pare alors Sénégal nag am ay bouleversement yi nga xamee ne moom laa la doon wax léegi ne la dañu nekkoon ci période changement rapide période de changement rapide yooyu ñu nekkoon noonu ci nga doon gis nag que ni ñële ñi nga xamee ne wax nañ leen ñoom ñëpp ñu amoon bidéo présidentiable ñoom ñëpp Bamba Dièye a été ministre kii nekk na député Mamadou Lamine Diallo xam nga nekkoon na présidence gi yeeg yooyu ndaw si def nañ ko fi ministre Macky Sall jël affaire bi donc ñeenti ñooñu ci biir ñeenti ñooñu
ci la ñu toogee ba ci 2018 bi mu daal di am nag ay phénomènes surnaturels yoo xamee ne ci climat bi lay nekk, problème de climat la ñuy am ni, mais pour que ñu mën a gis l'étoile du présidentiable, il faudrait que ñu daal di yegg au minimum la deuxième quinzaine décembre 2018. waaw boo ko xooloon nii nga petaaw ko mooy li may wax mbapat ko mooy petaaw, dinañ la wax ne la waaw dina ko am ak yëg yooyu, mais demain matin boo ko defatee da ngay gis ne moom danañ ko dàq ci biti. donc ce qui fait que dafa am ay tendance yoo xamee ne les étoiles ñoom bokkuñu ak booy def petaaw wala ngay def ay cartes comme carte yi ngay gis nii yu may yore fii yéeg yooyu, ce sont des supports. biddéew yi dañuy ñëw rek taxaw, bu ñu taxawee daal di ne de la période à telle période il va se passer telle chose, doo mën a muus ba loolu du am. soit dafay am 2 jours waxtu bi nga koy prédire day am 2 jours mu am avant ou mu am après, mais fi ñu toll nii Macky Sall su ko benn kii waxee ne ko di nga am 2e mandat, daf koy wax lu ko neex, dina wuure ba dernière minute pour mu mën a jëlaat pouvoir bi, parce que dëkk bi dafa nekk ci benn marmite boo xamee ne kii nit ñi dañu nekk ci ay changement de position, changement d'attitude, te événement yi ñu ngi indi nag beneen type d'électeur boo xamee ne ak beneen type de personne yoo xamee ne ñu ngi indi di ko ci biir camp ñu ngi désavoué, dégg nga nit ñaa ngi commencé di wax ñii daal yoruñu ko, ñi ngi naan xuloo ak xeex ak yéeg yu mel noonu, te waa ji nga xamee ne moo ko war a remplacer ba tey génnagul nga physiquement nii. donc waa ji ko war a remplacer bu ñu xaaree ba deuxième quinzaine mois de décembre bi nga wax ni 2018 dina gën a leer. dafay gën a leer boo ñëwee wax ma dinaa la ne duñ defee. man de xaw ma en tout cas daal. waaw non moom kay octobre sax su la neexee nga ñëw, parce que ci laay mën a commencer sax di dugg ci affaire boobu day ñëw sax wax ma man damay nelaw sax ne leen loolu gis nga Macky Sall bi day xëy suba daal di ne man de boo watul duñ ma élire, maa la wax loolu. ba léegi ñu des ci wàllu politique gis nañu aussi temps yi nga xamante ne moo lëmbi woon actualité bi mooy sorti Idrissa Seck ci wàllu màkk bi bac ainsi de suite ak li ci am yëpp. ñu déggoon la aussi sa intervention nga ni Idi dafa traduire littéralement l'Ancien Testament. yaa dañ ko doon jéem a recadrer, est-ce que mën nga dellu si waat ci loolu. waaw ndaxte xam nga gis nga par exemple gis nga lu tax ma wax loolu, c'est parce que dafa fekk sax man ma doon def ay recherche ci kii boobu. xam nga l'Ancien Testament soo demee ba nga xamee ne yaa nga koy lire, ndaxte l'Ancien Testament waxu yàlla la, mais ci biir wax yooyu dafa am traduction boo xamee ne doomu aadama yi ay philosophes chrétiens juif ak yeeg yooyu ñoom ñoo joxe la version de la vie de Jésus et la vie d'Abraham, dégg nga ñu joxe ñoom seeni ay version, dégg nga daal di jël nag version bi nga xamee ne, parce que ba laataa ñuy def loolu dañu ne nañu seet téere yi nga xamee ne ñoom ñoo wax ci vie wu Abraham ak Ismaïla, ñi ci wax ñëpp Coran bi indi bosam teg, Tawreet indi bosam teg, yeneen livres yi indi seen bos teg, ñu daal di xool ñeenti apôtre, ñeenti nit yoo xamee ne ñoom ñoo constitué le Nouveau Testament, ñoom Matthieu, Luc, Marc ak Jean. ñoom ñëpp ku ci nekk daal di commencer di wax. Ça c'est un exemple que je donne
par rapport ak bu njëkk ba ni ñu ko daan defee ci parce que il faut que ma expliquer ko ci évangile bi ni ñu defee ba génne l'Ancien Testament génne ci Nouveau Testament xam nga toujours c'est pour montrer que ne bi ñu jëlee les recueils de versions ñu daal di ne bon l'islam yow toogal nii yow sa affaire toogal nii yow waaw léegi Idriss Seck bi muy wax di ñëw di taxaw di la wax naan la ay il a ensemencé ay semence ak affaire yu mel noonu kooku l'islam waxul loolu ensemencé yooyu mu doon wax ak kii yooyu tegginewul ndaxte waaw loolu dafa tegginewul dans un second temps bu demoon ba loolu version boobu muy wax noonu su demoon ba jàng dañ koy wax ne ko Ismaël c'est l'enfant adultérin de Abraham loolu lay gis loolu sax la fa gis muy ñëw pour jéem a foog ne il est intelligent dégg nga génne ay affaires yoo xamee ne kii yu mel noonu parce que man quand je pose ces genres de versions là au comment dirais-je à ceux qui sont censés écrire l'histoire ak machin des trucs comme ça des philosophes musulmans et chrétiens dama leen di wax ne leen mais léegi alors kon nag nous sommes les enfants adultérins de Adam et Ève parce que ñoom ñaar bañ fa nekkee te ñun dañoo ne ses descendants kan moo leen doon maye ah xam nga dafa am yenn yoo xamee ne du kii mais boo demee dans la version de l'islam dañ lay wax ne la bi nga xamee ne Adam dafa tëdd ñu jël ci faar bi génne mu génne gis ko mu génnee gis ko xool gis jigéen bi dafa toog ses sens dafa jóg mu riir wutali ko yàlla ne ko non takku ko loolu lañ lay wax yàlla da ko ne takku ko bon ñu daal di jël sutura bi def ko foofu ñu ñëw nag ci ki nga xamee ne moom mooy Abraham version l'islam bi Abraham dafa toog ak jabar ji am 80 ans jabar ji di ko xool ba si yaa ngi jékki-jékki ne ko man su ma doon yow damay jël suma jaam nga daal di goreel ko nga takk ko comme ça nga mën a am doom moom a gën a jeune Abraham ne ko je ne ferai jamais ça te Ismaël te Idriss Seck mu ngi lay wax ne la ndaw si dafa fiir te Abraham dafa noboon jabar ji dafa kii ak xam nga yooyu wax na ko ci dafa nob jabar ji ak yooyu li mu nob jabar ji nag mooy bi mu ko waxee ne ko jëlal suñ jaam bi mu ne ko non ndax gore yaa ngi dégg xam nga jigéen ju fiir du la wax jëlal sama jaam bi Abraham tëdd ba guddi parce que booba temps Jibril du ñëw chez les prophètes mu gént yàlla ne ko fais ce que ta femme t'a dit ci la def processus yooyu yëpp ba Ismaïla juddu bi Ismaïla juddoo Saara dem ca teen ba di root fi muy root mu am ñaari voyageurs yu ñëw ñaan ko ndox ñu may leen ndox ba kéeg yooyu ñu ne ko xaaral ñu ñaanal la comme ça nga di nga am doom bi mu koy ñaanalee mu ne di nga am doom mu daal di ne ah bon dem fekk Abraham ci tente bi ne ko mais man dama am ñaar ñu ma ñaan ndox may leen ndox ba pare ñu ne ma di nga am doom Abraham ne ko ñooñu nuñ mel mu jox ko ay description yi mu ko jox mu daal di xam ne ay malaaka la gis noonu léegi quelque temps mu am doom bi mu amee doom leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di def ay faisceau ci Ismaïla Abraham jeng foofu la fiiraange gi daal di commencé ci jabaru Abraham bi mu daal di gis ne ñu ngi koy négliger par rapport ak beneen femme bi mu ne ko génneel ndaw si déedéet mu ne ko waa yow kii bu ma ko génnee nan lay def ci àll bee kii yooyu mu ne ko génne ko rek ca guddi ga yàlla ne ko defal li la see kii wax
parce que boobu temps yàlla mu ngi koy yóbbu fi nga xamee ne foofu la ñu war a toogee di fa defee safa ak marwa yaa ngi dégg yàlla nga koy won yoon bi mu daal di ne ko fais ce que ta femme t'a dit mu jóg daal di ko yóbbu ba ñëw ne ko taxaw mu ne ko waaye yow fii nga mu ne ko man fii lañ ma wax Abraham daf ko tontu ne ko fii lañ ma wax ne ma naa yem alors bi muy dem di def ni di kii di def safa ak marwa juróom-ñaari kii Ismaïla di dóor tëstan yi ci suuf bi yàlla jël Zamzam te non géeju Zamzam rivière Zamzam bi ci loolu bi ñu defee kii bi noonu Zahra comme ni koy Sekk waxee daal di kii Isaac daal di fële yeneen prophètes yi génnee ak kii gu mel noonu mais nu mu tuddati ci li nga xamee ne moom lañ koy mën a waxaat moom Idrissa Seck comme nee na il est très intelligent ba ñu en 1531 ou 32 mais c'est 1500 et quelques ci la yonent yàlla Nuux ci la déluge bi am déluge bi moo doon yàlla bi mu waxee ne Noé defal arche bi jëlal nu mu tuddati kii bu nekk rab bu nekk nga jël un couple dégg nga def leen ci arche bi ba mu leen ci defee muy taw ñii ne taw na 40 jours ñii ne taw na 3 mois dégg nga arche gaal ga muy Égypte sax la mujjee mais 1949 ans je pèse bien même 1949 ans Abraham ci la Abraham feeñ yàlla ne ko fii ngay gis fii nii da ngay dégg du ne Ismaël ak Abraham ñoo tabax Kaaba gi waaw mu ne leen foofu ci Kaaba gi foofu la ñu war a tabax Kaaba gi yàlla won leen le point bi nga xamee ne foofu la les magnétismes di jóge di rencontrer les magnétismes célestes dégg nga mu taxaw ci fi nga xamee ne foofu la ñuy wax le centre du monde nga jël la vie du prophète Mahomet 40 ans il a été investi 13 ans le chiffre 13 boobu ngay wax noonu parce que gis nga maa ngi koy laal 63 ans nga jël ko soo ko additionné daf lay jox 156 booy xool Kaaba gi ci kaw nii la base comme ça lu weex li ça te c'est 13 sur 12 soo jëlee le diamètre de la terre 40 000 kilomètres nga jël ko diviser ko par 156 parce que foofu la ligne de bi jaar le diamètre bi jaar ci Kaaba gi daf lay jox 256 moo correspondre ci alxuraan xayul xayum nga jël 2 plus 5 mu jox la 7 plus 6 mu jox la 13 nga daal di jël hauteur u Kaaba gi 15 mètres nga multiplier ko par la direction des lumières 1.681 le chiffre d'or mu daal di la jox 240 correspondre ak nuuru nag muy 240 mooy nuuru nekk la lumière statique de la Kaaba la lumière statique parce que foofu dafa am lumière bu fa nekk buy jóg di yëg lumière statique de la Kaaba qui fait que lépp li nga xamee ne moom mooy lumière yi nga xamee ne dañ ko xam soo demee ci téere alxuraan bi da nga fay fekk ñu daal di jël diviser les 114 sourates ñu diviser ko comme tel la lumière connue la lumière inconnue ak Allah 66 la lumière inconnue mu nekk 24 sourates la lumière inconnue mu nekk inconnue mu nekk 24 sourates connue 24 sourates nga jël boo additionné 24 4 plus 2 mu jox la 6 nga jox kii 4 plus 2 mu jox la 6 mu jox la les 6666 aaya yi nga xamee ne ñoo nekk ci biir alxuraan. merci monsieur Fall. ñu ngi remercier bu baax. ci dalal bi kontaan nañ ci waxtaan bi yaatu na moom tamit ñu ngi remercier bu baax ci la bàyyi nga remercier ma nga tàggoo. waaw man maa leen di remercier depuis di leen wax rek que ni ñun dañuy kontaan toujours di jël xam-xam bi di ko non pas pour jàngale. pour fexe ba nga xamee ne nit ñi dinañu gis de la bouche d'un Sénégalais d'un noir que ne lépp
ci xam-xam lay tegu te xam-xam yàlla moo ko wax ndaxte dañu tàmm di dégg tubaab yi ñu ñuy wax lu ñu tubaab yi wax ñu wax ko suñu tubaab yi fajee ñu daal di ne tubaab bee dàq faj bu ñu nit ku ñuul bi fajee ñu daal di ne kii effectivement léegi nag bi ñu demee ba gis ñun ñi nga xamee ne noonu la ñu jógee maa ngi koy wax ci professeur Gaye boobule di wax ne li nga xamee ne tubaab yi ñoo ko doon def ñun ñoo leen ko dax parce que ba ñu toogee ak ñoom ca université yi ca France daawuñu gis sax suñu poussière alors ce qui fait que gis nañu ne dafa amoon benn manque de rigueur boo xamee ne dafa amoon ci nit yu ñuul yi rigueur boobu nag la ñuy jéem a appliquer pour jéem a fexe parce que tubaab yi boo leen di dàq aussi na nga fa teg quelque chose de précis donc boo fay teg quelque chose de précis na jàng bi leer te jàng bi buy leer dafay nekk ngay wax loo xamee ne dafay leeral nit ñi waaye du leen leer réeral di gërëm nag seen astronautes yi di leen wax rek ni man damay sawar pour ni partager xam-xam bi ndaxte jëriñu ñu dara mais daf bu mënee yokk ba defar ñun loolu la ñuy rechercher waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan nag ci seen visite bi dégg nga di ñaan yàlla mu defal ñu weeru kooru jàmm nangul ñu suñu weeru koor dégg nga yokk seen démarche yi seen liggéey bi ñi nga xamee ne gis naa leen gisuma leen dégg nga yàlla defal leen ngeen dem ba nga xamee ne di ngeen nekk en pole position yàlla mën na ko du dara ci moom yàlla na ko yàlla def maa ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup waaw